salaamaaleykum waa Thiès salaamaaleykum waa Sénégal encore une fois ñu ngi am mbégte ak contentement ànd ak yéen ànd ak BMP TV ak Sen 24 TV ci circonstance bi nga xamante ni moo ñu yàgg boole muy événement bu mag a mag bu ñu dëgmal muy le 4 décembre fii ci Sam Space bu Thiès ñu war a def nag atelier de sensibilisation ak li nga xam ne mooy soirée ànd ci ak Wally 2 ak vidéo bees tey nag dañu nekk fii kër Amadou Sow PDG agence de voyage Ibu Voyage nekk suñu partenaire nekk suñu sponsor numéro 1 ci événement bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal Amadou Sow aussi taxaw ngir apporter contribution bu mag a mag a mag il l'a déjà fait et il continue de le faire kon ku def lu rëy am lu rëy kon dañ ko defal mention spéciale ci événement bu mag bi nga xamante ni c'est un partenaire primordial Amadou Sow ñu ngi lay nuyu di la ziar di la dal jàmm fii nga xam ne mooy Sen 24 TV ak Baol Média Production. fay naa la bis mu doy. encore une fois ñëwati nañu parce que def nañu benn interview mais bii cette fois-ci dañ la fekk ci sa kër fekk fi nga xamante ni moom mooy fi nga dëkk fii ci quartier 10e je crois donc bés bi nga xamante ni moom la ñu dëgmal muy événement bu mag muy soirée ak Wally 2 100% ambiance muy soirée ak bidéo bu bees et aussi tamit distinction bi nga xamante ni nañ la ko jox ko agence bi nga xam ne moom nga jiite muy agence de voyage Ibu Voyage mais nan ak ban taxawaay nga am ci bés boobu noonu. waaw xanaa bëgg ak am surprise bu rëy bi ngeen ñëwee fii ci kër gi te li ma leen waxoon ci njëlbeen rek bés bi bésu ñëpp la bésu ñëpp la du moment où mu nekk loo xam ne tey doomu Thiès moo ko def jagleel ko doomu Thiès donc li ma ci mën a wax mooy taxawaay bi ñu ci amoon démb ak tey incha allah moom lañ ci am ëllëg. te maa ngi aussi woo partenaires yi nga xam ne maa ngi liggéey ak ñoom clients yi nga xam ne ñu ngi ñëw ci ñun di fa dagg assurance di fa dagg ay billets d'avion dina wax ne que peut-être à partir de demain wala après demain billets yi dana disponible ci agence bi ñi nga xam ne ñëpp fas nañ yéen di ñëw soutenir soirée bi dinañ indi billets yi ñu disponible foofu ba nga xam ne ñun danañ ci taxawaay boo xam ne loo xam ne suñu yëf la. dañ fexe ba nga xam ne tey suñuy nitu bopp incha allah ak suñuy nit dañ ci am taxawaay bu rafet incha allah te ma am lu ma ci sànni aussi maa ngi mobiliser aussi mes amis d'enfance yi nga xam ne ñoo yarandoo màggandoo ñoom it ñu ñëw def ko seen yëfu bopp voilà. parce que dama gis ne depuis le début jusqu'à nos jours bii fi commencé ba tey da nga ci engagé wu investir ci bu baax a baax a baax mais ban effet la lay def en tant que Thiessois ay Thiessois aussi comme yu mel ni yow des jeunes di organiser manifestation nga ne tey damay taxaw pour dooleel leen taxaw pour jëmal bés bi. waaw effet bi mooy li ma wax rek dafa nekk loo xam ne dafa lay pousse effet bi mooy def ci man maanaam dafay tax tey su ma doon def benn ci lu baax dama koy yokk su ma doon def tey benn ci peut-être safaan ba dama koy moytu. parce que tey di nga toll benn âge boo xam ne ak benn moment boo xam ne di nga dem ba nga xam ne moomu tos bopp su demee ba nga xam ne moomatul boppam dana am loo xam ne tey dina ko war am na loo xam ne du ko war yëg-yëg ma ci am aussi mooy di gën di kontaan rek parce que tey am na loo xam ne tey boo nekkee ci dëkk juddoo fa bon yara fa màggee fa du moins ñu tànn la te say moroom nekk fi gënoo leen juddin gënoo leen dara nekk loo xam ne peut-être yàlla moo ko dogal donc nañ ci sant yàlla sant ci suñu waajur ñaari waajur sant ci aussi waa Thiès parce que tey lu mu metti agence bi Thiès lañ ko installé di liggéey ak waa Thiès di ci liggéey aussi ak waa Sénégal donc contentement bu rëy lañ ci am te incha allah comme ni ma ko waxee rek ñun taxawaay bi ñu ci war a taxaw dinañ ko gën a yokk incha allah. léegi bëggoon nañu aussi nga sàññu tuuti kàddu ci nga xamante ni mooy sa liggéey ci wàllu agence bi ak filière yi ak yan branche la. waaw agence bi dafa ëmb lu bëri dafa nekk agence de voyage. nekk agence immobilière ba pare ñu nekk représentant Salama assurance ak Assurland donc dañuy jaay assurance voyage di jaay assurance automobile assurance toute branche di jaay ay billets d'avion di def ay prescription pour ay étudiants di aussi constituer ay dossiers de demande de visa ci loolu aussi ñu ngi ci BTP bi ak immobilier bi ba dañuy def ay vente de terrain location maison te à partir de fin décembre début janvier incha allah dinañ lancé wu ci BTP bâtiment travaux publics ce qui nous permettra aujourd'hui ñi nga xam ne ñun ñoo leen di jaay suuf ñi nekk ci diaspora bi bu ñu demee ba nga xam ne soxla nañ construction bi dañuy taxaw defal leen ay plan
tabaxal leen seen i kër ba nga xam ne clé en main lay doon donc loolu aussi mu nekk ay projets yoo xam ne am nañ ko. beneen volet bi nga xam ne aussi ñu ngi ci liggéey ak équipe bi ma am fexe am beneen plateforme boo xam ne dana nekk ci yoonu Mbour bi mooy li jëm côté aéroport bi ba nga xam ne tey danañ mën a am au moins ñaar ba ñetti point biir Thiès ak bi nga xam ne mooy principal bi nga nekk en face clinique Ayib Sad ce qui nous permettra de recruter encore du personnel parce que objectif yi yaatal mbir mi jox peut-être la jeunesse possibilité ñu am fu ñu liggéey la preuve bu ngeen ñëwee ci plateforme yi gis ngeen peut-être moyens yi ñu fa def par rapport ak yeneen services yi par rapport ak yeneen agences yi nga xam ne am na investissement matériel boo xam ne def nañ ko pour améliorer conditions d'accueil suñu clientèle donc dafa yaatu parce que am na lu bari loo xam ne waa Thiès dañu ko fiy jógee di dem di ko wuti Dakar am bu ñu soxlaa ay prescription wala yenn affaire dem Dakar di ko wuti donc dañu koy yombalal ba nga xam ne lépp dinañ ko mën a defee biir Thiès man idée bu ma am ci entreprise du damay jaay assurance dem def ko ci magasin parce que dama naan tey bu fekkee da ngay assurer client bu fekkee da ngay jaay nit billet d'avion bu fekkee da ngay war a jaay nit tey suuf war nga améliorer condition accueil yi parce que tey boo bëggee jël benn plateforme entreprise certes que boo démarré ci garage nit ku ne man son ci kër gi laa démarré yàlla def ma dem ba nga xam ne génn naa kër gi dem ci benn endroit jóge fa dem fu gën a yaatu parce que dama jàpp ne aussi ñi nga xam ne dañu yor entreprise di liggéeyloo ay doomi aadama parce que sa employé boo leen di liggéeyloo da nga leen war a teg dans de très bonnes conditions mooy tax peut-être ñi nga xam ne ñu ngi leen di fekk si pour liggéey nawloo leen mais bu fekkee dama tijji tey agence de voyage def ko ci garage liggéey pendant 1 an 2 ans 3 ans 5 ans nekk ci même niveau bi je pense que nit ñi war nañ bàyyi xel ci loolu tey boo gisee Dakar entreprise yu bëri développé c'est parce que peut-être ils mettent les moyens mais bu fekkee tey su ma liggéeyee 200 000 20 000 laay dugal ci agence bi jël 180 000 dem lekk ko sama kër donc je pense que loolu yorul entreprise donc ñu ngi def le maximum possible incha allah balaa janvier au plus tard fin janvier am beneen agence boo xam ne dañu recruter au moins 2 3 ba 4 5 personnes yoo xam ne dañu mën a nekk ci beneen agence boobu loolu mébét nañ ko ñu ngi ci xaw li ci tam rek ñu ngi koy bàyyi ci loxo yàlla suñu borom. En tout cas c'est un plaisir parce que jaratul kenn di jéggaani di dem di déposer soit nga ne dama bëgg a voyager les frais dinaa dem Dakar non ce n'est plus la peine de le faire actuellement ñu ngi fii à Thiès jàkkaarloo clinique Ayib Sad agence de voyage Ibu Voyage est à votre disposition donc le mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy bés bi daal comme ni ma ko waxee rek incha allah billets yi bu fekkee yéen disponible seen côté ñu bàyyi ko ci agence bi ku ñëw di assurer ku ñëw dagg billet d'avion ku ñëw di soxla information danañ fexe ñun ci produit bi ñu koy jaay yombalal ko produit bi ñu koy jaay ba nga xam ne peut-être moom en personne danañ ko mën a joxaale billet bi koy permettre mu ñëw participer ci soirée bi voilà. Merci beaucoup Amadou Sow ça a été un plaisir de vous recevoir ici même et chez vous donc mbokk yi xarit yi ñu leen jox dig daje le 4 décembre fii ci Sams Prestige le matin à partir de 9h 12h atelier de sensibilisation lutte contre l'immigration clandestine ñu apporter des solutions afin de retenir les jeunes au pays ñu xeex mbëkk mi jël xale yi jox leen ay comment dirais-je des financements tool yaa ngi fi bourses yi nga xamante ni mooy des bourses d'études fii à l'ISEC am nañu ay partenaires yu ñu ko jox la nuit à partir de 21h jëm 4h du matin la soirée avec Walide et aussi Bidé bu Veste Dakar entrée 2500 VIP 5000 balles la prochaine merci.